ngi lay nuyu di la gërëm ci invitation bi. jërëjëf ñuy ànd ak Daouda Mine mercredi bu jot président maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Aram. jërëjëf ñu ñëw ci ni ma ko waxee sànq licence de pêche yi bi la yoon ab lettre ouverte la waa GAIPES daal di fësal di wax rek ne ministère de la pêche fas yéene na jébbal 52 licences ñi nga xamante ne mooy navire chinois yi ñu bëgg nga leeral ñu nu mbir yi tëddee. waaw damay d'abord vraiment di nuyu ñëpp ñu ñuy seetaan waaye di ñaawlu ba fi mu mën a yem doxalin li maanaam booy liggéey ak nit foog naa ni dafa am minimum considération boo leen amel kon xam nga bu dee ñun ci wàllu liggéey bi li ñuy def lépp ay texte ñoo ko tënk texte Sénégal yi ñoo wax lan nga war a am ci këyit walla ci condition pour mën a laaj licence waaye texte yooyu itam ñoo ne licence yooyu dañu créer benn commission consultative boo xam ne bu ñu amee ay demande de licence ci ministère bi dañu koy jébbal commission ba pour laaj seen avis donc li ñu wax ni foofu la ñu tolloon Alioune Ndoye nag ministre des pêches et de l'économie maritime ba fi may wax ak yow nii bi ma toogee ak léegi Alioune Ndoye joxeegul benn licence bu bees li ma signé mooy ay li ñuy wax ay renouvellement maanaam ñu amoon seen i licence parce que licence yi at ba jeex ñu présenté seen i renouvellement nga signé leen ko loolu moo fi ne wala ñoo xam ne dañu amoon ay li ñuy wax ay promesse de licence maanaam romb nañ procédure yëpp ba toll foofu mu dese woon ñu formaliser yenn yi ak service technique yi yooyu lañ fi signé ko bii nag dafa fekk ni daaw commission bi ñett yoon la daje waaye ren dajeegul am lu ñu dab boo xam ne tey boo seetloo nguur gi sax bu ñuy daje téléconférence vidéoconférence lañ koy defee même ñi gën a màgg ci borom doole yi ci àdduna bi noonu la ñuy liggéeyee fi ñu toll nii ñu am ay demandes yu bëre yoo xam ne bi ci gën a màgget mu ngi avril 2019 donc ñu tegaloo foofu yàlla bi ma tim xam ne xaw ma woon sax xayma bi lan la parce que li nga war a jàpp mooy fukk ak ñaari demande la maanaam société fukk ak ñaar la société nag benn mën na ci am par exemple fukki navire wala ñaari navire wala ñetti navire loolu la ñu dajale léegi GAIPES membre la ci commission boobu du GAIPES rek a fa ne représentant ministère des forces armées mu ngi ci commission bi représentant du ministère chargé des finances mu ngi ci commission bi sama conseiller technique juridique ministère bi mu ngi ci commission bi centre de recherche océanographique de Dakar Thiaroye mu ngi ci commission bi l'agence nationale des affaires maritimes mu ngi ci biir DITP donc direction boo xam ne ci ministère bi la ak CEP waaye chef de bureau directeur de pêche maritime moo ko jiite am représentant léegi ñaari représentant nag industriels yi muy GAIPES ak IPAS ak benn représentant pêche artisanale loolu li ñu xewagum ni mooy que man sénégalais bu nekk dans les règles bu ma bindee en tant que ministère dama ko amel tontu bi baax na wala en tout cas jëm na ci li mu bëgg wala jëmu ci waaye dama ko amel tontu. Sénégalais nga wax monsieur le ministre te bi ñoom li ñu leeral ci seen lettre bi maanaam ay navire chinois lañ jiital. beneen bi mooy commission bi ma boole ko muy ñaar da nga wax ne dafa war a daje te buy daje acteurs yëpp dinañ ko ji te wooteegul mais ñoom dañu ne woote la boo xam ne dañu ko bëgg a def à distance te dañ lañ ñaan pour nga reporter ko te bind nañ la it tontu woo antérieurement. déedéet soxna si ñoom seen bind. man ministre liiraguma ko parce que dañu bind tey le lendemain à la première heure seen lettre ouverte mu ngi ci presse bi loolu mooy dëgg gi kii leen jiite man ay SMS la ma yónni bi mu waxee SMS dama ko ne en toute honnêteté xamaguma le fond du dossier parce que du yegg seegum ci ministre balaa muy jàll procédure normale yooyu dama lay ñaan ngeen tontu ko de façon technique et en tout cas ni mu waree pour permettre ma mën a jël sama décision dans un sens ou dans l'autre mais fàttali ni bu ma jëlee 2019 cent dama la wax ñaata yoon lañ daje waaye téeméer boo jël ci ay laaj ñeent fukki ak juróom-ñaar lañ ci wax waaw ñeneen yi ñu leen déet te loolu dafa jóge ci seen liggéey ñoom kon li waroon mooy liggéey boobu d'abord ñu def ko parce que nag doo ne mbas bi mu ngi fi te kenn xamul fan lay toll. te sénégalais boo xam ne dafa laaj institution nu mu tudd ay droit am nga ne doo ko ci tontu loolu aussi mënul dem waaye nag soxna si wax bi nekkul foofu boo gisee lii ñuy daa wax porte presse te xam nga fi may waxee porte presse bi li ko waral mooy ca la ma seetlu mooy que saa yu njëriñ bu bees nekkee fii
yu demee ni am maanaam dañ lay jéem a xoxatal pour xëy na nga dellu ci yenn yi tey bu ma jógoon naan dañu singali benn nationalité parce que bateau yi xëy na bateau yi ay bateau yu jóge foofu la may fàttali ne tey booy jënd oto wala leen da ngay jënd fu la neex kon booy jënd bateau itam fi mu gën a cher moins cher wala ngay jënd kooku ñun du suñu yittee parce que dañu équidistant ñun li ñu yitteel mooy suñu texte dafa ne il faut nga doon société sénégalaise en tout cas majorité capitaux yi ci Sénégal wala nga installé fi 100% ba pare sa lépp nekk fi loolu dañ koy seetlu bu baax kon bu dee ay société sénégalaise ñoom nag gis naa ci seen bind ñu ne ay montage laak dem nañ waaw prête-nom waaye damay fàttali ñoom navire yi ñu yor yëpp noonu la demee maanaam même procédure bi ay navire d'origine étrangère la ñu yor même procédure bi ñu bañ tey moom la ñu mas a jaar pour am te may wax ni damay woo sama mbokk yi notamment pêche artisanale parce que ñu ngi leen di jéem a dugal ci loo xam ne mosul doon seen intérêt parce que ñi ma bind tey depuis 2006 kon xam nga am na 14 ans le ministère gelé woon yenn licence yi ci yenn xeetu napp yi ça veut dire que tey dañu organiser genre monopole boo xam ne keneen ku dul ñoom mënoo ci napp ñoom ñoo ci napp amaana xëy na loolu la ñu ragal nit ñi laaj ko parce que man bi ma toogee même ki nga xam ne da doon renouveler licence donc yaa ngi yor sa sañ-sañ pour vérifier loolu dama leen laaj nga yónni ma say statut avec ta demande nga yónni ma say état financier statut yi daf may permettre ma vérifier li yoon wax maanaam ay sénégalais ko moom statut nag acte notarié man du ma fi nekk naan dañ ko njuñ njaaj wala dañ ko wër les états financiers yi nga xam ne da nga ko déposer aux impôts et domaines jàpp naa ni amoo yenn sañ-sañ yi buy wonee nii li ma ci bëgg a seet man benn sa activité chiffre d'affaires bi yaa ngi ko fiy déclarer ñaar yenn yaa ngi fiy fay impôt yaa ngi fiy am ay emploi maanaam yaa ngi fiy fay ay salaire yaa ngi en règle par rapport à tes obligations fiscales et sociales yooyu yëpp dama koy xayma te loolu nekkul ci kayit yi kon ki def liggéey boobu bi ma toogee ba léegi la preuve mooy 2020 ñaari yoon dama laaj DP mu bind proroger seeni licence 2019 pour bañ a yàq seen liggéey le temps ñu pare liggéey boobu parce que maa ngi ko doon def kon loolu jàpp naa ni loolu bu amee nga xëy liggéey boobu maanaam nga bind tey te bind bi lan la demande de report lettre baa ngi fi demande de report la woon la ñuy laaj mais nga bind ko tey balaa nit ñi di ko jot le lendemain nga def sa lettre ouverte maanaam yaa ngi ñuy def pression man nag pression du loolu moom mooy bouger loo. monsieur le ministre dama bëgg a xam est-ce que réellement 52 demandes yi ñuy wax ni moom lañ déposé moom moo am loolu mooy première question bi deuxième question bi mooy man pour man ak moment bi nga xamante ne ñu ngi wax pandémie coronavirus ban urgence moom moo am ba ñuy def consultation à distance est-ce que mënuñu ko woon suspendre ba pandémie bi ban urgence moo am pour que ñu joxe ay. du question urgence question la liggéey boo xam ne ñun ñu ngi koy def. d'abord dama leen na 12 entités 12 sociétés. ñoo def demande. société bu ne nag mën nga am ñaar fukk et cetera. te demande yooyu mënuñu woon xaar ba pandémie bi jóge fi. non man est-ce que am nañu obligation boobu muy benn nee naa la. demande damay laajte waaw damay laaj demande yi ci ëpp. 2019 ñaar ci 12 yooyu ñooy ay demande 2020 ñaar. yeneen yëpp 2019 la muy benn donc accusé nañ quelque part peut-être retard. ñaare bi mooy ci 12 demandes yooyu GAIPES bi ma bind ñaari ci ñoom la bokk donc ñun suñu wareef mooy administration il faut mu continuer parce que ñoom tey GAIPES terewuñu leen ñu nappi ñu ngi nappi am déet ñu ngi def seen liggéey kon keneen koo xam ne ci secteur bi la ne sa liggéey war a continuer par exemple gis naa yenn demandes yi kenn koo xam ne unité de traitement la yor embauché ay salariés xëy na ñu ëpp sax ñoom ñi ñuy embauché am ay problème d'approvisionnement progressivement ci son plan de développement dafa jàpp ni war na am par exemple armement boppam pour di approvisionner mais ku mel noonu dañ ko war a tontu dañ lay jox wala dañu la lox parce que dafa ànd ak ay investissement dafa ànd ak yoo xam ne ay par exemple ay promesse d'achat yooyu yoo xam ne navire yooyu dafa am tout un circuit bu ñuy def pour ñu mën leen d'abord nu mu tuddati validé par suñu service parce que ñoo koy def ñooy seetu loolu ndax navire bi baax na correspondre na et cetera ba ci procédure sénégalisation yi yooyu yëpp dafa am te sénégalisation dégg naa ñu ne ay juuj laaj la waaye sénégalisation boo xam ne dañuy mise en douane bi dañu koy def da ngay fay li nga war a fay et cetera. mais entreprise bu am capitalu 100 000 francs nag am après ay chalutiers yoo xamante ne bu ñu ko estimé 5 milliards la loolu tey na xel. waaw dama ne am na ci ñi ma bind parce que bëgguma singali ñoo xam ne au franc symbolique la ñu jëndee armement bi ñu yor au niveau de l'État franc symbolique lañ leen ko joxe kon man dama ne ñaar laay vérifier est-ce que sénégalais waaye loolu ça ne prédispose pas
ci sa capacité wala say accord wala ni ngay financer sa activité kooku c'est des choses totalement différentes mais dama jàpp ni koo xam ne ci ñi ma bind yow rek yaa ngi quasiment 19 licences yoo xam ne yaa ko moomal sa bopp nga weesu loolu yaa ngi diriger par exemple ba ñetti armement nga ne beneen Sénégalais du liggéey loolu dafa xaw a doy waar ñetteel bi wax naa la ko mooy que ni bu ñu naan dañuy piller ressource bi nañu xoolaat seen i activité parce que bu dee yenn pêcheries yi dañ ko bloqué depuis 2006 maanaam 14 ans donc ay tuut lañ ciy def ay changement wala truc mu am surpêche loo xam ne science bi waxagu ko mais yow yaa ko wax kon na nga xoolaat sa bopp parce que yow yaa koy napp ñetteel ba yàlla day àtte ñu xeexul parce que biñ may bind lii ñu ngi tombé sur des cas de fraude gravissime yoo xam ne ci ñoom la jóge en pleine mer yàlla won ñu ko kon damay wax ni chantage baaxul état kenn du ko chanteloo muy ñaar ay texte ñoo tënk réew mi man maa ngi xaar nit bi ne ma wàcc nga texte def nga lu tey bu ñu newoon dañuy ignorer commission boobu ñu mën ñu ko reprocher du dëgg parce que ñoom seen seen consultation seen avis boobu du loolu rek mooy procédure bi te ñun suñu service dafa may wax ak ñi on les a pas mis en chômage ñu ngi liggéey donc seen liggéey la booruñu nag mënuñu nag reprocher benn administration boo xam ne yaa ngi liggéey léegi nag yow sëñ bi bu dee yow dama lay jox kayit ñu toog di ko waxtaane ma jébbal la même kayit bi nga mën a jël sa temps yor say technicien def lépp saytu ko ni mu waree def ñu say observation jàpp naa ni quand même c'est pas compliqué du dëgg mais comme je dis boo saisir autorité bi wax ko loolu mu ne la bëgg naa quand même nga def say avis say observation mais peut-être dellu si lu sax mais doo jàpp ni yow un membre parmi ñi ma limal yépp sa li nga et puis il faut ma lire leen quand vous écrivez à des directeurs nationaux ngan leen il faut nga sursoir sine die c'est-à-dire ngay joxee ordre mel na yow yaa c'est-à-dire que tàmm nga nag loo xam ne jàpp naa ni baaxul donc foofu la ñu toll tey licence yi. 52 demandes la. 52 bateaux la. bateau 52 bateaux donc 52 licences lay doon yi. boo ko accordé. d'accord nga baal ma boo ko accordé. donc accordé guñ ko te envisagé wu ñu accordé ko. te dama ne encore une fois yi ma lay wax ni tegeegul ci table ministre. service yi koy recevoir ñoo ko recevoir muy dajaloo man leen def leen seen liggéey parce que loolu terewul kenn liggéey. consulter leen commission bi même à distance na ngeen ko consulter pour que mu parce que man bëgg naa kii ma bind depuis avril 2019 ma ne ko dama lay jox wala dama la jox loolu mënuma ko préjuger parce que xamaguma luy jógee ci commission bi. waaw monsieur le ministre sànq da nga wax ni bi nga fi toogee ba léegi am na yoon yu nga xam ne ay renouvellement lañ yu nga xamante ne signé nga ko tey bu ñuy xayma ñi nga xamante ne am nañ licence de pêche au Sénégal ñaata lañ. mais loolu boo xoolee seen rapport ñoom seen commission bi nga xam ne ñoom ñoo ci bokk. ministre bokku ci mais rapport boobu xayma na ko jox leen ko xam nga loolu c'est important parce que day wane ni transparence bi nga xam ne am na ci réew mi ci rapport boobu tey ñu ngi la xayma ne fii 198 licences yu nekk Sénégal ci ay options yu wuti parce que dafa am ay options de pêche ci 198 ñi fiy liggéey waaye Sénégal fii par exemple licence yi 154 ci loolu Union européenne ni muy dee yëpp 31 licences. Cap-Vert benn licence Gambie 12 licences loolu mooy 190 yi ma la jox loolu mooy fin 2019 nee naa la lu dul renouvellement man Alioune Ndoye bi ma toogee ba tey joxaguma benn licence bu bees amagul te ñu ngi quand même avril. alors am na loo xamante ne ni ki nga remplacé di Aminata Mbengue Ndiaye ba mu fi nekkee dooroon na benn liggéey muy commission d'enquête mixte bi nga xam ne taxawaloon nañ ko ngir fexe saytu licence yi ñu joxe 2018 2019. loolu dañ ko bind du commission d'enquête travaux préliminaires yi ci lañ nekkoon donc liggéey ba àggagul. liggéey googu fan lañ ci toll wala commission bi dafa existé tul wala. loolu dama koy teggi parce que d'abord loolu du commission enquête benn. La présidente Aminata Mbengue Ndiaye bi ñu ko nee xoolal loolu déjà ngay wax ak institution de la République nga naan ko nu mu tuddati licence hors la loi c'est pas acceptable loolu bi ñu ko waxee dañuy def commission boobu dirigée par le conseil technique numéro 1 du ministre. kon xam nga ne mënul nekk commission d'enquête parce que ñun am nañ suñuy wax ay des trucs d'enquête interne. kon xam nga mënul nekk commission d'enquête mais ñooñu bi ñu ko saytoo ca compte rendu yi ñu ma def. bi ñu convoqué tous ces acteurs là réunion bi ñoom ñoo ko mujj arrêté parce que licence par licence nit ñi projeté nañ ko wala ne lii lépp jaar na ci commission bi seeni représentant ñoo mujj arrêté réunion boobu kon loolu tegee na fale parce que amul
amoon na ay erreur technique ci par exemple bu ñu la naan ci type de licence bi ñu la doon jox erreur yi nga xam ne génn na ci commission bi nit ñi gis ko dañ ko corriger licence yooyu dañ ko corriger ci licence kon ne seen liggéey donc mënoo wax ni am na ñaar loo xam ne man ci seen lettre laa ko découvrir man en tant que ministre nga ne d'abord saisir nga OFNAC bon je le découvre l'OFNAC il a ses compétences si elle est saisie l'office fera son travail loolu amul problème mais boo nee commission d'enquête man la du commission d'enquête benn ñaaree bi mooy loolu bi mi ngi toogee ñoom saytu boobu nan la tudd ko attendez nee nga sa conseiller technique bi moo ko doon conseiller ministre madame kii bi ak ñoom ñi membre yi ñu toogaat maanaam commission bi ñu toogaat xool commission consultative membre yi xoolaat ñu won leen licence par licence parce que ñoom dañu jàppoon ni nit ñi dañuy joxe ay licence sans jaar ci commission bi nit ñi won leen ni licence yi yëpp jaar na ci commission bi waaw léegi am nañ plus de 100 et quelques licences yi nga xam joxe nañ ko mais tey jii li nga xamante moom mooy état suñu ressource halieutique est-ce que permettre na ñu joxe yeneen licence yu bees mbokk xam nga man tollooguma foofu non damay laajte la ngay laajte aujourd'hui man xam nga lan laa doon xaar ci GAIPES mu regroupé suñu industriel moo doon justement ni mu amee ci yeneen réew yi nga xam ne dañuy jox ay licence ñu participer ci recherche maanaam participer ci liy financer le centre de recherche pour que ñuy am des données scientifiques sur lesquelles ñuy prononcé wu waaye tey doo jàpp ni yow 14 ans yow rek yaa am sañ-sañ ci géeju Sénégal loolu mooy fond mbir mi ñaare mooy xam naa ni guddi na waaw mais tontu woo sama question maa ngi ñëw xam naa ni guddi na waaye bu doon loolu bëggoon naa boo fi génnee nga dem bi la gën a jege mooy lan mooy Yoff keewu Yoff bi di nga fa gis ay jën yoo xam ne gëj nga ko gis ci ay coof ak yooyu parce que justement ñii li ñuy napp yëpp dañ koy exporter permettre ñu alimenter suñu marché national tout ñoom seen production yëpp exportation la mais ressource bi tey bu dee ñoom maa ngi xool ñu naan nous sommes le premier secteur qui rapporte des devises au pays et ça évolue d'année en année nous sommes à 3,2% de notre PIB donc ça veut dire qu'il y a de la ressource bu ñuy exploiter mais ressource boobu nag ñi koy yàq ñoom bokk nañ ci parce que boo amee capacité yi ma gis fii en termes de TJB par navire te yow ngay pêcher dans les 6000 miles du Sénégal maanaam yaa ngi yow en tant qu'industriel concurrencer suñu pêche artisanale yow amaana bokk nga ci ñi koy yàq nee naa la sànq démb dañu arraisonné war a bërki démb benn navire boo xam ne ñoom ñi ñoo ko moom navire boobu bu ñuy xoolee filets yi respecté wul par exemple dimension yi nga xam ne moom la ñu exiger au minimal donc ñooñu bokk nañ ci ñi yàq suñu ressource damay tey te loolu danañ ko saytu dinañ ko xuus parce que justement il faut que ku ne nga sàmm li nga war a doxalee par rapport ak suñu texte parce que ressource boobu dañ ko war a protéger. monsieur le ministre li ngay wax nii man sama xel day demaat ci leneen c'est-à-dire ressources yi doy na ba ñu joxe ay demande wala promesse de demande waa xaaral ma ñëw dafa am leen loo xam ni jaaxal na ma Sénégal ñu ngi fii pêche artisanale bi dañuy soxla di dem ba Mauritanie te dañ lay sonal sax di lay laaj ay licence pour dem Mauritanie bi nappi bu fekkee ñun kay li ñuy wëri am nañ ko kon lu ñuy wëri foofu soxna si xam nga jën toogul benn place du caagi ni jën bi fi ñu ko wuti Mauritanie la ëppee fii il se trouve que c'est des espèces yu migré sama mool nag moom nitu géej la xam na luy napp moom xam na kañ la jën bi nekk bërëb sàngam bëgg na ko fa nappi donc bëgg na am autorisation yi koy permettre mu nappi ko fa xam na kañ la jën boobu nekk Sénégal bëgg na ko nappe fii ci Sénégal donc day laaj ñu may ko mu nappe fii donc c'est très important il y a que recherche scientifique bi moo la mën a wax telle espèce laaj na ñu préserver ko ñii di naan industriel ñooñu sonal ci respect repos biologique parce que bëgguñu bi ñu changé réglementation pour ñoom ñu nappi au-delà des 12000 miles ñooñu ci sonal parce que mooy seen xeex tey parce que bëgguñu dem foofu nee nañ leen à la rigueur wàcce ba 8000 maanaam ñoo ci zone yi nga xam ne à la rigueur loolu moo intéressé suñu pêche artisanale parce que suñu pêche artisanale son problème mooy un problème d'abord d'équipement mën a dem fu sore parce que souvent bancs yi foofu lay nekk mais itam mën a conserver parce que des capacités de conservation te man ci loolu laay liggéey di ngeen ngi suppa ci affaire liggéey bu ma sant ñenn nii mooy navire yi nga xam ne nit ñi dañu jàpp ni borom alal borom doole rek moo ko war a am mais sama pêche artisanale ñoom it progressivement man en tant qu'institution dama leen war a gunge ñu dem ci loolu te ci loolu la ñuy liggéey fi ñu toll nii kon dama jàpp ni ressource bi d'abord man maa ngi xeex le bateau Itaf Dem bi nga xam ne moom mooy bateau bi servir au centre de recherche def ses recherches en mer pour di ñu wax
espèce par nu mu tudd capacité géej gi. parce que ça c'est important mooy asseoir suñu décision. et loolu c'est incontestable mais dama lay jox benn exemple tey soxna si jàpp nga ni yoon la tey ni ñu tëggee affaire bi yow tey boo sénégalais boo bëggoon investir na yow da ngay napp ay dama koy résumer ay crevettes mënoo ko parce que dañuy les mêmes dañu organiser wu bu Sénégal ne comme ni ñu ko waxee recherche bi nañu 1935 tonnes ngeen mën a napp ren ci gàmbaar buñ kiyee dañ koy mu ngi ni juróom benn ñoo naan voilà ñun ñoo koy séddoo. ce qui veut dire que li ñu bind yëpp dara amu ci. d'abord joxewuñu ay licence joxewuñu laajuñu avis pour ay licences yu ñu jox ay chinois ay sociétés sénégalaises. est-ce que am nañu accord de pêche entre Chine ak Sénégal. déggoo li ma wax li ma lay limal sànq li ma lumal Chine ñun amuñu accord de pêche d'état à état avec la Chine. joxuñu dans les 12 demandes yi ñu jox c'est des sociétés de droit sénégalais ñoom nag nee nañ ay prête-nom la ni xëy na ñoom miin nañ ko xam nañ ko man xaw ma. ñooy liggéey ci biir ay sénégalais la. soxna si nit bu la joxee encore une fois ay statut yu jaar ci notaire ne yow mi yaa moom nangam % ci. kii moom mën ngaa dem saytu xool la nit ci biir même soo même joxee autorisation xanaa yow am nga loo xamante ne may na la prérogative nga xool ndax kooku ci biir la muy liggéey noonu la. mais tey dama la ne yow peut-être dégluwoo ma dama la ne ñi nga xam ne amoon nañ licence sax balaa ma fi toog loolu dama koy saytu balaa may signé waat sa renouvellement. ñi nga xam ne amoon nañ droit ba pare di napp doon ay armateurs yu fi toog dama leen laaj seen i statut laaj leen seen i état financier maanaam yi ñuy déposer impôt. di ci saytu parce que am na wàll boo xam ne loolu sama liggéey la xam naa fi li may seet man du ma wax lépp nag ci plateau mais loolu ça veut dire que ñu ngi koy saytu tey mais dama jàpp genre yi nga xam ne dañuy organiser wu pour keneen du dugg man rek maay moome ci géeju Sénégal gi loolu aussi dañ ko war a seetaat naam ñoom ay entité lañu war nañ préserver seen activité war nañ préserver emploi yi ñu yor et cetera mais quand même aussi ñun on est équidistant man bu ma amee demande ni may saytoo demande bi mooy lan la charte réew mi tëral par rapport ak loolu te ci loolu laay nekk taxaw ci pour que loolu ñu respecté ko waaye nag du ma nangu aussi parce que yow jàpp nga ni xëy na Aliou Ndoye bu seetee lii dana gis lu ma warul gis wala bu defalee nii dana wàññi la ma fa yoroon nga ne da nga may jéem a booleeg askan bi pour xalaat ni danaa ci dellu gën. mais monsieur le ministre comme ni nga ko waxee woon sànq depuis 2006 am na yenn espèces yu nga xamante ne comme yaaboy bi ak jay bi permettre ko ñu koy napp di ko yóbbu bitim réew dañu bëgg que ñu koy utiliser fii Sénégal te gis nañ ci demande yooyu am na 13 navires yu nga xamante ne loolu la ñu bëgg a napp. est-ce que xanaa ñooñu du ngeen leen jox licence. xam nga boo naan yaaboy ak yooyu. licence de pêche yi démersale côtière. ki jiite GAIPES. ay licence am ngi nii mu yor ci. 19 non 18 nii mu bokk itam ci pêche tonnière bi dama lay wax rek donc du affaire bi nekkul foofu parce que ñoom tey bu dee ay industriel lañ bu ñu pêché woon au delà xëy na dañuy permettre ñu préserver loolu te loolu mooy charte yi nga xam ne direction des pêches changé woon na ko man bi ma ñëwee salaamaaleykum loolu lañ ma joytu dañ ko soppi niñ koy soppee indiwaat leen bu ñu jógee 6000 sax mais nañ dem ba 8000 waaye bu ñu leen yóbbu 12000 mooy c'est un de leurs points de revendication. donc li may laaj li encadré woon depuis 2006 dañ ko soppi tey wala ba léegi moom moo fi nekk. soppi wuñu ko quand je dis encore une fois. mais ñoom xam nga ñooy daje. loolu dafa am gel am ay conditionnalité par exemple ay cas de force majeure et cetera yu ñu ci boole. ci refus yi ma am nii. bu 2019. yooyu bokk na ci yoo xam ne mu ñëwee nit ñi dañ ko refuser par rapport en invoquant gel boobu. am na yoo xam ne benn wu ñaar je sais pas dañ ko autoriser parce que dañu invoquer le type de cas de force majeure mais loolu ñoom seen liggéey la man dama leen ñaan ñu def seen liggéey dama leen ñaan au lieu ñuy def lii ñu def seen liggéey jébbal ma ba pare xool ñun lu ñu def. est-ce que dinañ wàcc yoon wala danañ respecter yoon waaye nañu jàpp ni nag Sénégal lii du wéy maanaam doo nekk ay organisation yoo def. saa yu njëwriñ bu bees ñëwee nga jéem a parce que lii nii dama seetlu ñett yi ma jiitu yëpp dund nañ ko avec même organisation. Très bien jërëjëf Alioune Ndoye nekk le ministre des pêches et de l'économie maritime ñu dem seetaan publicité bu ñu ci noppee jàll ci xibaar yi gannaaw 20h.